أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk yi seetaan télévision Lamp Fall ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen ndokkeel di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiix defal ñu ak njub dëgëral lislaam jàppale jullit ñi ak fu mën a nekk def ci suñu réew mi jàmm. ku ne xam ne nag ñu ngi ci njeextalum at moo xamante si mooy atum jullit ni di hijriya di jeexal 1438 di ñaan yàlla lépp loo xamante ni defoon nañ ko ci ay rëcc rëcc at mi weesu yàlla subhanahu wa taala ci kàttanam ak ci mbaaxam mu jéggal ñu ko. at mu bees mi nga xamante ne si moom la ñu dëgmal yàlla may ñu fekke ko te lépp luñ ci jaamu yàlla ndongo ko ful ko defal ñu ko atum naataange def ko ci biir réew mi def ko ci jullit ñëpp ak mboolem fu jullit nekk ci àddina ji rawatina sunu mbokk yi nekk fële ca Birmanie te sonn lool yàlla teggil leen nattu wi dëgëral leen bu baax a baax. xam nga ni nag dañoo dëgmal ci njeextalu at comme ni ñu ko waxee mu baax woon nag ci jullit ñi nekk ci réew mi su at mi masaana toll fii ñu xayma lu jëm ci wàllu zakat muy ponk boo xam ni bu borom bi subhanahu wa taala fonk la ndax yàlla day wax ci alquran ni wa ma umiru illa li ya'budullaha muxlisina lahu diina xunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata la ci teg nga xam ni kon jullit daye gi mu am ni mu toll yàlla jël ko lëkkale ko ak joxe azaka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xuppe ci képp koo xamante ne si man nga ko lànk ko bañ koo joxe rëbb yi nga xamante ne si wax na ko ni képp koo xam ne yor nga loo mën a génne azaka lànk bañ koo def ak it lam la cay teg yàlla tamit wax ki nga xam ne mu ngi koy génne xamal ko ni ko la ngay génne yàquwut sànkuwut waaye dafay laabal sa alal te daf koy sellal te mën na laa jox leneen loo xamante ne si lu ëpp loolu la te loolu te yàlla lu mu diggee def ko moo tax mu digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko jëlal ci ñoom alal jooju mu doon sarax mu doon azaka. loolu waral nag ñu dajale tey jii ci plateau bi ñaari borom xam-xam yoo xam ne kenn ku si nekk mi ngi liggéey ci kuréel yuy jëm ci wàllu dajale azaka ngir dimbali jullit ñi ndax du ko nekk mën a jël azaka joxe ko fi nga xam ne moom la juróom-ñett ñi alxuraan wax. waaye am na ñoo xam ne yàlla subhanahu wa taala daf leen a teg nattoo ñoom ñuy laaj azaka comme ni nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan defee ndax yonent bi moo daan dem di ko jëli loolu nag jóge fi ba léegi yonent bi jóge na fi waaye nag am na ñu ko wuutu ci lam doon liggéeyale ci dem jëli azaka ji di ko jox ci ñi nga xam ñoom la yeloo. am nañ fi association al hikma bi fu nekk boo xamante ne si ñu xam la Oustaz Khadim Moustapha Abdourahmane Lo jiite ko ñoom Oustaz Bachir Faye nekk ca ñu yebal kenn ci ñoom muy Bachiru Mbàkke mu nga xam ni moom bokk na ci alxikma xam nañu ni ñuy dajale wàllu azaka ak fan koy dugal naka doon tamit fonds sénégalais pour le zakat ñoom tamit ñu xam leen ñu ne fi yàgg ànd ak ñun ci liggéey bi suñ ko waxee nag di ci nuyu bu baax sunu mbokk Omar Diallo nga xam ni bi ñu njëkkee def émission bi moom moo ñëw teewee ko ak ki nga xam ne ñoom lañ ci jokkool ban mbokk mun ñoo booleeg mbokk mi di Oustaz Moussa Ndiaye di Abdallah Loum nga xam ne moom lañ jokkaloon ngir mu tegtal ñu ci yoon yi nga xam ne moom lañ ci jaar ba ñu am mbokk yooyu war a waxtaane nag azaka ak it volet social bi nga xam ne moom la azaka am ak lutte contre la pauvreté bi nga xam ne bu ñu ko jaaralee ci azaka mu mën a am te ni yàlla wax su fekkee ne doxale nañ ko danañ dem ba mujj gi nit dina yëkkati azaka di wër kum ko jox te du am kum ko jox looloo tax ñu dajale fi mbokk yi kon damay tàmbale ci sëñ Moussa Ndiaye jot na ginnaaw bi nu la nuyoo dalal la jéggulu la it ci jéego yi nga xam ne indi ko fi ak soriwaay bi te lépp nag lislaam jaral la nga ñëw fi tey jii boo ñu doon wax ci azaka ginnaaw bi nga nuyoo mbokk yi lan nga ñu ci wax. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu alaa nabiyyinaa Muhammad wa alaa man waalaa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaah man maa ngi tudd Moussa Ndiaye nekk ingénieur électricien nekkoon ancien directeur d'unité ci Sénélec jàpp ni daal depuis 2009 création fonds sénégalais pour la zakat ba tey ñoo ngi yëngatu ci liggéey boobu depuis 2011 nag ba tey jii en permanence daanaka suba ngoon maa ngi ci fonds bi te ñaan yàlla subhanahu wa taala jeexale fa daal sama dund mu doon liggéey boo xam liggéey bu am solo la ndax xam ngeen ni zakat comme ni nga ko waxee léegi rek
li ko yàlla subhanahu wa taala wax ci Quran xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlal ci seen alal loo xam ne daf leen di laabal te loo xam ni dana sellal alal ji. loolu lu am solo la ndax zakat bi nun ñi nga xamee ni moom nañ koy liggéeyee fii ci Fonds sénégalais pour la zakat lu am solo la ndax zakat bi d'abord dañ koy collecté suñ ko collecté administré ko suñ ko administré doon koy distribuer collecte bi nag dafa am aussi ay yoon maanaam nit ki su fekkee ni bëgg na jox ko ak Fonds sénégalais pour la zakat mën na ko def ci ay anam mi nga xam ne moom la koy defee mooy am na numéro boo xam ni mooy 851 23 45 mooy fixe bi kooku mën nañu si woo directement. d'accord léegi dina ñëw ci côté boobu sax ci njalbeen gi mais li ñu bëgg a xam rek maanaam zakat dayo bi nga xamante ne si am na ko ci l'islam d'abord bi nga xamante ne si waa ji génnee azaka dina xam ne li mu yor nii moom ko loolu dinaa ci ñëwaat ci beneen question loolu baa ma yóbbu ko ci sëñ Bassirou sëñ Bass ginnaaw bi nga nuyoo ak mbokk yi ba pare lan nga ñu mën a wax ni azaka moom la toll ci l'islam maanaam martabaam. ok aoudu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ij'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi maa ngi leen di nuyu sëñ Mor maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Moussa ak mboole mbokk yëpp di tàmbale waxtaan wi rek ci ñaanal suñ mbokki jullit yi nga xam ne ñoo nekk fële ci Birmanie te nekk ci ay jafe-jafe ñu ñaan yàlla dindil leen jafe-jafe yooyu ñu nekk te yàlla notal jullit yi ci kaw mboolem koo xam ne lislaam jubluwoo ko jërëjëf sëñ Mor ci question bi comme ni nga ko waxee zakat wala azaka day lu am solo ci lislaam daf cee bokk gi dañ koy delloo ci ñaari anam yoo xam ne ñun jullit yi moom mooy suñu tegtaluwaay bi jënk mooy alquranul karim yàlla suñ borom moo digal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko jëlal ci seen alal ab justu na nga ci jël ab xaaj partie bu ndaw ci li ñuy am nañ ko tuddee sadaxa boobu yi nag buñ delloo ci usul dañuy fekk ne sadaxa boobu zakat lay firi lu tax ñu ne zakat lay firi dañuy wax ne bi dalilil qara'in la ndax ab sarax kenn du ko jël ci force te fee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koo digal ne ko xuus jëfandikoo feexla am na jëlal kon sadaxa bi zakat lay firi bi ci desit mooy ba yàlla alquran di lim ñeew zakat baatub sadaxa la jëfandikoo innama sadaxaatu ba ca axirul aaya kon solo su njëkk si rek mooy lu jaral lu lislaam lu alquran addu ci digal ko yonent bi ne ko def ko muy lu néew lu alquran di wax yonent bi defal nga xam ne da koo digal nga xam ne amul tashawur amul dara amul négocier amul dara jël ko nga xam ne bu ko nit ki gàntoo sax ku ne xam na ne lislaam mas naa takk xare ngir loolu takk xare ngir ñu gàntu azaka kon loolu mooy wane lu am solo la ndax jullit bu demee ba yàlla may ko mu jàmmaarloo mbokkum jullitam kon loolu tax mu jàmmaarloo moom lu am solo la te ku ne xam ne xurubu ridda wala xarbu ridda bi Seydina Aboubacar xuusoon ak ñenn ci jullit yi la ko warloon bokk na ci loolu bëggoon a continuer ñoom di def li lislaam digle lépp waaye nag seen alal moom ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla waxoon ne ko jël ko yonent bi néewatu fi kon keneen amatul droit jël ko ci ñoom Seydina Aboubacar ginnaaw bi mu diisoog saxaaba yi wax ne leen nag képp ku gàntul yonent bi ku ma gàntuloo nanguloon yonent bi dana jàmmarloog yow ba fu mu yem neex ndax daa xamoon ne loolu buntu la rek buñ ubbi boo xam ne buñ continuer des na gàntu leen ak leneen te mu gis ne sadaxa wala zakat lu am solo la ci lislaam dañ ci dikkaat ci yeneen point bi ci des mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam da koo limaale ci ponk lislaam yi lim yi nga xam ne ci la lislaam di taxawee arkaan yi dafa wax ne pilier yii mooy yi nga xam ne bu ci lislaam bu ci manqué néegub lislaam bi daanu bi ci njëkk mooy nga ginnaaw boo seet na yàlla buur la yonent bi la yónni ci doomu aadama yi ngir mu yee leen gindi leen nga joxe asaga soo ko mënee su sart yi dajee ci yow kon solo si rek mooy li ci njëkk mooy fard ayni la it boole ci fard ayni nag mooy obligation boo xam ne c'est individuel nit ku ne yaa ko war defal sa bopp boo ko mënee lii wane solo seet ci lu gàtt rek mooy néewaana jaamu yàlla goo xam ne yàlla da koy teg doomu aadama
donte gone la wala am xelam ne ko fi muy julli muy woor muy aj màkka bu mu ci mën a doon bu nit ki doonee gone majeur agut l'islam tegu ko bu nit ki tàggookum xelam l'islam tegi na ko waaye zakat mi jumhur fuqaha mboolem borom xam-xam yi ëpp ci ñoom mën nañ ci gën exception rek ahnaaf ñoom dañ ne gone gi bu amee alal jum moom te asaka war caa génn ka nga xam ne mooy wali am room da ko war a génne nit ki xelam demit loolu da ko ci war kon nag jaamu yàlla gu yàlla teg ba teg ko ñi seen xel dem tegaale gone yi kooku am na solo kooku jaamu yàlla gu am solo jërëjëf Bachirou Mbacké dinañ ci ñëwaat Oustaz Moussa Ndiaye bu nu dellusee ci wax leeral nañ ci lu gàtt ni azaka dafa war bépp jullit képp koo xam ne jullit nga azaka war na la ci doole na mu teel ci koo xamante ne si da ngaa am loo war a mën a génne azaka googu lan lay joué ci social lan lay def ci wàllu société bi. xam nga azaka bi lu am solo la ndax li mu njëkk def moo di dana dimbali nit ki si dindi si moom nay. dana dindi si moom bëgge dana dindi si moom fuqale loolu am solo la. te aussi dana tax nit ñi nga xam ne dañu néew doole. am loo xam ne dafay jóge si ñu ooman yi daal di dem si ñoom. loolu aussi lu am solo la te aussi dana na am possibilité ñi nga xam ne ñoo am alal ñoom du alal ju des ñoom rek maanaam alal ji dana circuler dana si jóge ñoom dellu si ñi nga xam ni ñoo ko yeew ndax yàlla subhanahu wa ta'ala moo leen ko jox ndax alal ji loo xam ni partie alal joo xam ne mi ngi nekk si ñu ooman yi te moo mënu ko donc loolu dafay jóge dellu si ñoom ñeenteel bi moo di dana am possibilité def ay taxawal ay kuréel yoo xam ni ay iqaamaat yoo xam ne lu am solo lu mel ne ay awqaaf yoo xam ne nit ñi dana si mën a jariñu te kenn du ko doon donc ñeenti point yooyu mooy ñeenti point yu gën a am solo si wàllu zakat c'est-à-dire que nit dina mën a liggéeyal ci alalam jiital loo xam ne li sunu borom naan wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda Allahi nga xam ne dina ci mën a réew mi léegi ci wàllu woowu tamit damay ñëwaat ci xam nga nit a nga ñuy seetaan te du xam nan lay génnee azaka nit lan lay mën a am pour mën a génnee azaka sëñ Bachir. waaw jërëjëf sëñ Mor. léegi nañ ko njëkkee ci borom alal ji moo xam commerçant la wala dara. ñaata lay am ci alal pour mën a génnee azaka. waaw borom alal ji l'islam dafa am nit ñi xam nga asaka yi dañoo wuute mooy nit ñi daa am l'islam dafa am xeeti alal yoo xam ne dafa jéggal nit ñi pour ñu génne ci asaka. xeeti alal yooyu mooy alal yi nit ñi dundee ak di ko waajee te loolu tax koo jug laa wax nag waxuma li xew nii nga xam ne damay am sama xaalis bëgg ko denc dem jëndee ko war ca marché bi ñu denc ko waaye damaa am alal sama mbub moo xam dama koy waajee wala ma am sama kër goo xam dama koy dëkkee wala ma jënd sama ravitaillement boo xam ne sama waa kër ko tax a jug yooyu lañ daan wax al maqtuutaat mooy yi nga xam ne nit ñi dañ koy lekk te buñ ko dencee mu yàqu suñ ko dencee biir te jëfandikoo ko mu yàqu yooyu ñi ko am lislaam daf leen a jéggal asaka ci loola donte nag teg na leen ca sadaxa moom ñu sarax ci nit ñi te yàlla tax waaye alal ji nga xam ne nit war na ci génnee asaka mooy jëpp alal joo xam ne nit da koo am ngir yaxantu ngir am ci dara jooju alal ku ko am bu amee at ci yow bu dee lu mel ni xaalis par exemple commerçant yi bépp alal buñ mën a yor bu nee ba mat at ci ñoom te jëfandikoo wuñ ko alal jooju dañ caa war a génne asaka bu dee commerçant nag nañ bàyyi xel ne waxuñ alal 1000 francs yi nga denc at rek jëfandikoo at bi déedéet waaye alal ji nii lay def alali commerçant day wëlbatiku day tourner dañuy wax dawraan dañuy tourner googu nag bul jàpp ni 1000 francs yi tey yii démb bu fekk ko fi kon bokkut ci annisaa bi déedéet nit ki yor bitigam bu at mi jotee dafa war a toog xaymal nekk bitig bi yépp jàpp ne lépp mën na at mu génnee asaka ja l'islam rek li mu tege ci asaka ñëpp xam nañ ko lim ci tegee asaka lu néew la loo xam ne ki koy joxe du ko wàññi dara te ki mu koy jox dana ko amal njariñ suñ ko organiser buñ amee association yu mel ne Hikma ak yu mel noonu comme Fonds Sénégal de la zakat buñ ko amee yu mel noonu buñ ko organiser léegi ma bëgg a xam rek man mi war a génne asaka somme bi ma war a am maanaam nisaab bi fu ñu koy waa kay nisaabu moom laa foofu laa jëmoon tax nisaab bi day wuute sama alal ji am na koo xam ne ay xar la yor am na koo xam ne ay bëy la yor am na koo xam ne ay nag ak jur la ñuy wax boo demee borom xam ne dañ koo partagé nag yi li nga ciy am ba mën a génnee asaka bokkut ak li ngay am ci xar yi ba mën a génnee asaka
su fekkente ne yëngu activité yii ñu baaxoo yëngu nag moom yi ci gën a bëri mooy nit ki heure bu alal ji mu yor amee at ci moom li nga xam ne jumhur fuqahaa d'accord nañ ci mooy alal ji mu yor heure bu ko dencee at nu alal ja mën a toll da ko war a génneel asaka da caa war a génnee lu ñuy woowe rubbul usru mooy fukk yoo jël tegg benn ba teg ne xaaj ko ñeenti xaaj joxe benn ba su ma amee ñaar téeméer damay jël ñaar fukk yu mujjee xaaj ko ñeenti xaaj muy juróomi dërëm yooyu yàlla nee na borom way ñàkk yi ñoo ko moom jërëjëf wuteeg nga xam ne fi ñu wuteeg comme dañoo jëm ci nawet buy jeex ñi nga xam ne dañuy bay ñooñu nag moom alxuraan da wax ne wa aatu xaqahu yawma xasaadihi jërëjëf su ngeen góobee rek wala bam daji seen ak yi seen loxo ñooñu moom amul nisaab ci wér noppi nañ rek benn paan nga am ñaari paan nga am fukki bëri nga am téeméeri bëri nga am moom nga war a loolu sax dinañ ci leeralal parce que loolu dafay xaw a compliqué ci baykat surtout jamono ji donc léegi déggee naa ci ni azaka faaw nga am nisaab ci xaalis borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ni ci nisaab bi boo ko dencee ba mu mat at maanaam ci ñu ngi koy xayma ci 85 grammes or masalan 18 carats su fekkee ni doon del si Minhaj Muslim moom dafa ni 84 grammes d'or sax 18 carats waaye su fekkee ni dafa dañ ko delloo si xaalis dañ ko delloo si xaalis kooku moom 200 dirhams la 200 dirhams moo di environ 595 grammes 595 grammes d'argent loolu nag je crois que war nañ si taxaw tuuti ndax lu am solo la ndax su fekkee ni dañuy seet maslaxa miskin bi li nga xam ne moo arrangé miskin bi ala kulli xaal su fekkee da nga jël nisaab bi su or bi kooku bon ñu néew ñoom ñoo joxe ndax léegi su fekkee da nga jël 85 grammes d'or 85 grammes d'or 18 carats mu ngi correspondre à 1 million 400 et quelques mille su fekkee ni da nga jël su fekkente ni gramme or bi tey jii mi ngi jël 21000 par exemple waaw non gramme or bi actuellement man ma ko mujjee laaj ci semaine yu passé ñoom ma ko jox si 16500 17000 lan la ko jaayee waaw gramme d'or 18 carats non travaillé gramme d'or 18 carats non travaillé ñoo ngi ko évalué à 16500 à 17000 d'accord voilà donc soo ko calculé dana doon 1 million 400 et quelques mille su fekkee ni argent bi la nga xam ni su fekkee argent bi la kooku par 25 grammes la par 25 grammes 9500 la soo calculé 595 grammes bi muy nisaab bi mi ngi war a dem si 237 000 et cetera mais ñun Fonds sénégalais pour la zakat suñu corpus charia moom mi ngi jël nisaabu xaalis bi disons si 300 000 waaw donc 300 000 nañ ko jël ce qui fait donc nit ki su fekkee am na 300 000 ren ba déwén su boobaa war na si mën a génne zakat te loolu moo gën a nekk avantage si miskin bi voilà mais lu tax ñu def ko foofu lu tax ñu def ko ci 300000 c'est-à-dire que comme borom xam-xam yi dañoo dëppoon ci 85 grammes or maanaam c'est-à-dire que pour ma leeral ki nga may seetaan wax ni waxuñu la rek da ngaa garder or sa biir kër mais alal ji nga yor su fekkente ni alal ji mën naa jënd njëgu 85 grammes or moo tax ñuy wax waxuñu boo yor parce que benn waaye mën a toog fee yor 7 millions ni man yoruma or wala boog jaayuma or boutique laay jaay mbiskit laay jaay kon waruma génne azaka non alal ji bu fekkente ne mën naa jënd njëgu 85 grammes or alal ji dañ ko delluwaat ci xaalis dañ ko delluwaat ci xaalis ci lay parce que adduna bi yëpp ci or la ñuy yëngu kon donc kon loolu dafay nekk kon nit ki il faut mu am 1 million 360 000 francs 1 million 360 000 francs ngay mën a am war cee mën a génne azaka lu ñu wax rubu ashri la ñu wax donc loolu boo ko doon calculer tey jii 1 million 360 000 ba nga koy diviser par 40 alors que loolu boo ko diviser par 40 kon dafay jox ni la kon nit ki mi ngi war a génnee 34 000 voilà donc 1 million 360 000 francs nga génne ci 34 000 francs CFA ci azaka mais 300 000 yooyu nga wax léegi nu ñu def ba génnee ko waaw 300 000 yi sunu corpus charia ñoom dañ ni rek moo gën a nekk maslaxa si miskin bi maanaam dan la tànnaloo soit nga jël nisaabu or soit nga jël nisaabu xaalis bi saabu argent bi ñun dañu préféré jël nisaabu argent bi parce que xam na ne loolu suñu ko defee ñu baree dinañu ñëw tandis que soo jëlee nisaabu or bi ñu néew ngay am ñuy ñëw mais boo jëlee nisaabu argent bi ñu baree daal ñu bari kon nisaabu argent bi mooy ku denc 300 000 voilà
kon kooku fonctionnaire bi dina ci dugg. waaw mi ngoog ñu boo bëri amee 300 000 da ngay génnee asaka. ñu bëri dana ñëw. voilà sëñ bi ci nisaab boobu. waaw foofu laa jëmaat ba tey parce que laaj bi mel na ni nga leer ma tuuti. nisaab bi xawlu moom yaakaar naa kenn wente wu ci moom. amul kii mooy nit ki mooy choisir heure bi muy joxe asaka. donte ñun dëppoo nañ ci ñi ëpp ci les sénégalais yi. baaxu ko def bu tam xarit jàllee wala tam xarit waaye nit ki mooy soo xawlam lu muy doon ci moom l'essentiel heure bi nga baaxoo génne asaka bu jotee daa war a génn. comme ni sëñ bi tuddee nisaab bi nii dafa mel ne mi ngi junj ci nit ki ñu génnee xaalis moo gën a doon intérêt ci nit ñi. parce que nit ñi amuñu or. toujours jar nay leeral ci nit ñi ne bu ñuy tudd or c'est-à-dire or dafa stable. nattuwaay bi la nattuwaay. or day nattuwaay bi ni ñu or suñu xaalisu réew ni ñu ko garanté ci or. te teewul ñun xaalis CFA la ñu jëfandikoo. loolu lañ bëgg a junj ne or bi adduna bi yëpp sax ci la ñuy adduna bi ci or la ñuy nattee. foo dem ci natt mooy ci or la ñuy nattee mooy l'islam loolu kenn jiituwu ko ci nattee ci or kenn jiitu ci l'islam. bu dee ci ñun ñu ngi doon jàpp nisaabu alal ji 1,320,000. selon biñ ko xaymaa ci or. muy 20 dinars daal. waaw muy 20 dinars waaw 20 dinars 1,320,000 lañ ko doon jàpp ñun. nga xam ne nit ki bu amee 1,320,000. day génne kon 2. génnee ko ci 5% lay génne 2,5% ci 1,320,000. lay génnee ci xaalis. 25 pour 1000. waaw 25 pour 1000 voilà 25 pour 1000 francs. léegi noonu lañ ko xaymaa woon ñun 1 million parce que loolu xayma yi mën naa wutee ci selon toujours nit ki bois seen li ñuy woowee bois charia bi ñi nga xam ne ñoo gérer loolu parce que or bi day yéeg ak a wàcc. jamono yi ngay génnee asaka. man ngay génnee asaka ci jamono muy 1,300,000 nangam beneen yoon ngay génnee asaka muy 1,100,000 wala mu ëpp ko sax parce que or bi yéeg na mais toujours rek waa ji bu génnee asaka comme ni ko sëñ Mor junjee waxuñu or la ñuy génnee asaka mais xaalis bu mën a jënd or ku ko denc. loolu tax ñu dugalaale commerçant bi. commerçant bi yorul or alal la yor joo xam ne day jaay di yaxantu ak a jënd. kooku heure boobu jotee dafa war a xayma alal jooju ni mu toll. su matin 1,320,000. comme ñun niñ ko nattee xikma. mu génnee zakat 25% wala 2,5% ci alal jooju. loolu mooy nattukaay bi nga xam ne ñun moom la ñuy nattee zakat bi. comme ni ko sëñ bi junjee nii toujours rek dañuy xool adduna bi day avancé ñuy xool intérêt nit ñi jëflanteel ndax zakat nit ki ñàkk lañ bëgg mu jóge ci ñàkk gi. kon luñ ko jox loo xam ne du ko jëlee ci ñàkk gi kon nañuy xool toujours intérêt nit kooku intérêt mooy lan mooy nañ jël xaalis bi jox ko mu jëfandikoo ko man koo jariñoo léegi nag buñ gisee ñu sos yu mel nii lu mel ne association yi nga xam ne loolu mooy seen liggéey par exemple Hikma nga xam ne ñu ngi ko sos depuis 2008 léegi dinaa ñëw ci association yi parce que association yi ñooy mujjee ndax nit ki déglu dafa bëgg mu xam alalam lan la ci war a mën a génne ak lan lay amal njariñ ak fan koy war a joxe xam nga sànq Ndiaye da nga wax ni nañu xool intérêt yi ki ñuy jox asaka xam nga tey jii am na suñuy mbokk yu nekk fii di ay jullit laayeen ñoom dañuy def chaque mois la ñuy génnee asaka parce que ñoom dañu gis ni kon nekkate nit ki chaque mois lay am soxla donc comme ñooñu kon tënkutul ci xawlu léegi nag chaque mois kii liggéey alalam ni mu ciy liggéeyee war na ci génne rebond achir génne ci mais loolu est-ce que dañ koy boole ci intérêt yi miskin bi wala fuqara bi wala. man yaakaar naa ñoom dañu am beneen gis-gis moo di en général ñoom salarié yi nañu gën a waxal salarié bi dafa am benn montant boo xam ne moom lay am par mois. montant boobu ñu multiplier ko par 12 mu doon benn somme boo xam ne moom lay am bu am solo. bi nga xamee ni déwén nag par mu doon ay millions ñu diviser ko par 12 mu doon un salaire mensuel. salaire mensuel boobu nag chaque fois si lay génn zakat bi daal mais daal ala kulli xaal. li gën a raisonnable la daal. waaw li gën a dëppoo ak charia daal. moo di xawlu bi rek moo di une année bi nga daal di koy calculer def 25 pour 1000 daal di génne sa zakat moo gën. mais est-ce que bu ñu ko defee par année bi léegi di nga gis benn fonctionnaire bu fayee ko 1 million mais est-ce que kon dina mas a génnee zakat. mais xam nga aussi du zakat rek l'islam génnee infaq fi sabilillah mi ngi fi sarax mi ngi fi def si yoonu yàlla mi ngi fi. donc en dehors de la zakat war nga mën également di def ay œuvre de bienfaisance. wax nga léegi ni wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu indallah wa xayran wa azama ajra bon nag nit ki war na en dehors de la zakat muy def ay action de bienfaisance yoo xam ne daf koy jëmale si ñi nga xam ne mooy si ñi nga xam ne ñooy ñëw joole ci daal. voilà c'est ça léegi sëñ bi li nga doon wax ci da nga doon am loolu continuer ci nisaab bi. foofu li sëñ bi junj noonu. xam naa peut-être ñoom dafa mel ne
dañoo gën a xool dañoo xool aspect social u zakat rek. voilà ñu comprendre ko jaxale noonu. fas yéene léegi ñoom ku am parce que ñoom ni ñuy doxalee mooy lu waaye am lu mu néew. asaka da ci daal di war fi mu ne. waaw booy liggéey rek. parce que boo xasee bay liggéey rek boo fay ko weer man am na ñu ma ci waxtaanal loolu la ñu expliqué mooy jàpp naa ne loolu lu baax la. ci société bi ñoom seen bopp. mais en tant que l'islam nga xam ne organisation boo xam ne nii leen tegee moom jàpp naa ne même kiy génnee zakat par weer bu année bi jotee. dafa war xool ne xawlu bi yot na ci moom moo xool zakatam nan la war a génne donte duñu am problème parce que commerçant bi yor boutique am nan lay génnee azaka waaw commerçant bi yor boutique am nan lay xayma azaka mooy heure bu année bi jotee heure bi mu war a génne azaka dañuy def lu ñuy woowee compte c'est-à-dire mooy inventaire bu ñu ko defee mooy compter mboolem bagage yi nga xam ne moom lañ yor yi nga xam ne moo nekk ci boutique bi du xaalis bi la ñuy du caagee ne xaalis bi nekk seen loxo jamono yi la ñuy compter mais dañuy jàpp ne dañu yor xaalis boobu ñoom ñoo ko transformé def ko leneen loola ba tey xaalis la mi ngi tege loolu lépp la ñuy bool def inventaire suñ noppee xool bor yi nga xam ne jàpp nañu des na ko fay dañ koy dugal ci inventaire loolu l'islam da koy compter waale nit ki bor bi ñu ko yor tam jàpp ne des na ko fay nga xam ne ki ko yor ñàkkul ba mu jàpp ne du ko fay wala leneen en tout cas jàpp na ne dana del si loolu da koy compter waale su noppee bu xoolee mu man nisaab comme ni ñu ko tuddee noonu man nisaabam su boobaa mu génnee ci ñaar téeméer yu ne juróomi dërëm calculer ko ba mu mat loolu mu génnee ko continuer ab liggéeyam kon commerçant moom inventaire am da ci zakatam day boole xaalis bi mu yor ci jamono yooyu nga xam ne xaalis bu mais li gën a néew daal na am 300000 li gën a néew waaw li gën a néew moom loolu mayees ixtiyaatan mayees na ko def ixtiyaatan pour moytu bañ a génnee asaka mooy nit ki mën naa natt toujours buñ tegee maximum ak minimum jullit bi pour mu daw dugg ci lu mu war a dugg li gën ci jullit bi toujours muy jël le minimum pour mucc comme ni ñu ko borom xam-xam yi waxee boo faatoon julli xamatu nu mu toll da ngay julli le maximum possible pour jàpp ne yëf yi wàcc na la ci bu dee lu mel ne zakat li gën ci jullit bi mooy am nga ko ne 1,300,000 am nga ko ne 300,000 jëlal 300,000 yi ngir nga gé mucc bi ngay tudd noonu naan fonctionnaire yi comme ni ko sëñ Ndiaye waxee ni fonctionnaire yi ñi asaka war bëriwu ci dara parce que seen xaalis seen alal ji ñuy jot dañ koy daal di commencer dépenser buñ ko jotee mooy duñ ko ñu ëpp ci ñoom duñ ko denc problème bi am rek foofu noonu muy tudd mooy li ñuy tuddee ay tontine yi ñuy def nga xam ne groupe de personnes bu bokk fu ñuy liggéeyee fu ne dañuy wut ab teg dafa dajale seen xaalis di teg ku ne 100 000 di teg ku ne 100 000 ku ne 5 000 loolu nañ bàyyi xel ki mujj teggi toujours na bàyyi xel ne day joxe asaka da war a joxe asaka ci loolu ak ki njëkk a teg nag non ki njëkk a teggi ala la mutut xawlu parce que bu ma tee nisaab mutut xawlu nañ ko bàyyi xel loolu na nga bàyyi xel sëñ Mor na ñaari daje foofu Mbàkke problème la de du andi problème parce que ñaar yëpp ngay dajale dil andi ñaar yëpp xawlu ak nisaab mais xam nga ki teg bor la boo xam ne leer na ko ne dina ko jot mat na nisaab non moo tax man la ki mujj a teggi man mi bokk tontine boo xam ne 12 mois lay duré premier mois ma teggi rek man maa ko teggi jël sama xaalis dépensé ko samay soxla su boobaa man sama alal jooju bu matoon nisaab it mutut xawlu ki mujjee teggi mat na nisaab man na xawlu parce que dajale na xaalisam ba 12 mois fekk ko fi léegi xawlu ji mat na nisaab bi mat na iskaal yi na foofu man benn précision rek laa bëggoon indi si mbokk mi Bachir moo di si wàllu bor yi su fekkee ni xëy na am na bor yoo xam ni c'est sûr que dana dugg kooku commerçant bi daf koy comptabiliser mais su fekkee ne am na bor boo xam ni amu si yaakaar mais mu toog 4 ans 5 ans après bor boobu ñëw bor boobu su fekkee ñëw na dafiy dindi zakat bien sûr loolu moom d'accord mais nag en ce moment zakat une année lay génne même su fekkee 5 ans toog na 5 ans bor bi door a ñëw mais zakat une année lay génne loolu laa bëggoon loolu am solo mais Mbacke xam nga tey ji par exemple comme Mbacke li mu wax ci borom tontine bi fayee ko 1 million waaye léegi comme baykat bi doon bay ñebbe récolté paanu ñebbe paan bi boo ko jaayee matul sax 12 000 francs wala matul 15 000 nga bëgg ko génneelu azaka kii fayee ko 800 000 nga ne ko doo génnee azaka l'islam moo traité noonu l'islam moo wax l'islam bi mu waxee zakat ba noppi wax xawlu wax nisaab wax yëpp dafa génnee bay teg ne le
baykat da ko génne teg na le moom ne ko yow moom bis boo góobee rek bis boobu nga war asaka bis boo góobee asaka war na la parce que l'islam toujours muy doxee noonu mooy nit ñi mën nañoo bokk situation wala kenn gën la situation mu teg kii lu mu tegul kay effectivement parce que mbay moom l'islam da koo teg na le génnee ko ber ko daane waatu xaqahu yow bu ngeen ko góobee boobaa mbay moom l'islam xool li nga am nu mu toll d'accord léegi ci côté bay boobu parce que ba tey dinañ ñëwaat ci li azaka xam nga léegi am na li ñuy tuddee zakat ci fruits et légumes yi d'accord nañ ci ni du génne azaka n'est-ce pas loolu waxoon waaw mais léegi contexte dem na ba mujj gi gis nga ni ki yoon pomme de terre yeeg tomate yi dañ koy denc ba at passé ñu bëgg ñu liggéey ci alal ju bari mais kooku bu fekkee ne nee nga ko doo génnee azaka est-ce que loolu du indi problème waaw loolu xam nga dafa aaje dafa am ñun lu ñu dal ñun niti l'islam loo xam ne mal asaf dal nañu muy lu ñu woowee jumut mooy taxaw ci benn barab di jëfandikoo même nas yi ñu daan jëfandikoo bu yàgg même texte yi effectivement c'est parce que toujours xam nga dafa am lu ñuy woowee maqaasidu sharia dafa am ci lépp lu muy digal jaam ñi ab jubluwaay bu mu cee jublu te jàpp naa ne bokkoon na jubluwaay li ñuy woowee ay maqtuutaat li ñuy dund li ñuy dundee ñu bañ koo génn asaka mooy may nit ñi ñu am ñu mën a jënd li ñuy dundee bu yombee denc ko te daru leen ci war parce que buñ ci waroon a génnee asaka rek li ñuy dundee nit ki danga dem ba même bu benn gàncax par exemple dugub wala ceeb yomboon doo am droit jënd ko denc ko parce que yaa ngi xalaat asaka ji ngi war a génnee te boo mën na laal am na ñoo xam ne loolu mën leen a laal l'islam mayoon jullit yi ñu mën di jënd yooyu di ko denc waaye ki nga xam ne da koy jënd ngir commerce su boobaa dañ koy dugal ci commerce mi bokkuñu parce que bu bàyyi xel sëñ Moor mi jënd tamaate yóbbu biir këram di ko liggéeyee ak sëñ Moor mi kii baykat bi la baykat bi moo bay tamaateem ak pomme de terre am ak foofu laa jëm kiyam denc ko pour commercer ko te foofu laa jëm sëñ Moor mi jënd tamaate wala mu bay ko ngir yóbbul ko soxnaam ci wàññi mu koy toggee bokkut ak sëñ Moor mi bay tamaate ngir commerce dañ bàyyi xel loolu effectivement ndax boo demee même ci boutique yi da ngay gis ne bu yooyu ngay wax nii daan nañu génne asaka boo demee ci bu ñu évaluer dañu ko évaluer waale parce que dafa dugg ci cadre commerce booba da ngay fekk tàndarma waaye di jaay tàndarma bokkoon na ci li nga xam ne kenn du génne asaka parce que dañu ko daan dundee jamono yooyu mais fii nga xam nga ne léegi kenn dundee du tàndarma dañ koy commercer moo tax dañ ko war a génne la asaka lépp loo xam ne dañ ko daan dundee te jamono maye ñu mën koo denc di commerce léegi su booba asaka da cee war a war comme ni mu waree ci tàndarma jërëjëf dañ ko war a xiyaas ci tàndarma di ko génne la asaka jërëjëf léegi dinañ ñëw nag ci comme kii seetaan leer na ko ci boppam li mu war a génnee asaka fi mu koy dugal mu des nag na mu koy joxee ji Moussa Ndiaye li nu miin Sénégal mooy kii kat denc na lu ëpp 2 millions nangam calculé na asakaam tey jii mu nekk 50 000 mu ne mën naa ko teg ci boutique bi ku romb ma jox la téeméer ku romb ma jox la ñaar téeméer est-ce que loolu dina faj soxlas kiy lekk azaka alhamdulilah salaatu wa rasulillah nabina man wala man wala jërëjëf Oustaz jazakumullah xeyran loolu gënul si wàllu organisation société gënul nun jéego yi nga xam ni Omar Ben Abdel Aziz moom la daan adopté si jamonoom nun Fonds sénégalais pour la zakat daanaka si jéego yi nu ñuy doxee maanaam jéem a organiser zakat ba nga xam ni képp koo xam ne jox nga ko zakat ren incha allahu taala xam kii déwoon ak bi ñëw maanaam mën na amu nekk donateur de zakat te loolu moo am solo Fonds sénégalais nu mu koy organiser Fonds sénégalais pour la zakat su fekkee ni jot nañu zakat bi ni ñuy def moo di dana koy ubbi si bunt yu bare. da ngeen di xaar zakat bi ñëw wala ngeen koy jëli. non zakat bi dana koy jëli. zakat bi dana koy jëli parce que su fekkee am nañu ay donateurs yoo xam ni jox nañu seen adresse. ñooñu xam nañ leen chaque fois dañuy dem jëli ko am na coordonnateur boo xam ni am na seen adresse moom mooy dem jëli zakat bi. am na ñoo xam ne bëgg nañu xam leen. ñoom dañuy dem si compte bi parce que am nañu compte compte BIS banque islamique du Sénégal. ñoom dañuy dem verser directement si compte bi. moom ñoom ak waa diaspora également dinañu envoyé si compte bi. am na ñoo xam ne aussi si Orange Money nañuy envoyé mbaa si yeneen ay waree yi mel noonu. waaw ñoom si transfert d' argent yi daal l' essentiel daal moo di dinañu jot mais nag tey jii li ñu ko loon mu su fekkee ni nit mi ngi joxe zakat ñu xam kan la
ndax su fekkee dañuy def ay manifestation ñu mën woo la wax la sa zakat bi nga xam ne joxe nga ko fi ñu ko dugal informé la ba nga xam ni loolu dana tax nga gën a sawar moo tax zakat bi su fekkee jot nañ ko nun dañ koy dugal si juróom benn bunt bi njëkk moo di daawa islamia maanaam prédication islamique ñi nga xam ne ñoo koy def am na partie boo xam ne ñoom lañ leen jox si zakat bi donte ñoom dañu fekk si wàllu laaj mais dañ leen di jox ñooñu war ñoo lekk zakat ah si dana war lekk parce que ñooñu ay néew ji doole lañu amuñu dara yëngu si daawa islam yi ñu bari ay xaranu kon daal faxir moom daa war a def daawa rek non maa ngi ñëw am na aussi ñoo xam ne ay veuve lañu maanaam ñoo xam ne seen jëkkër dafa génn àdduna bàyyi la na njaboot ku takku te am doole pour leen am ñoo xam ni si suñu langage ñu ngi tuddee ay indigents maanaam ay néew ji doole yoo xam ni donte duñu ay veuve waaye quand même néew ji doole lañu mais xam nañ leen en ce moment là ñu jéem a seet également nan lañ leen di dimbali foofu. Troisième catégorie mooy ñi nga xam ni dana am ay projet économique projet yoo xam ne tey jii suñ ko jëmalee su boobaa ñoom daanañ mën a liggéey te liggéey boobu sax mën na leen jural incha allah ñu nekk ay potentiel donateur mais ban la jox xaalis ne la dama nga liggéey dañ lay former d'abord si wàllu comptabilité wax la lan mooy différence si diggante bénéfice diggante recette ak dépense ñett yi il faut nga xàmmee leen maanaam xaalis bii nga yor ndax recette la xaalis bi nga yor ndax dépense la xaalis bi nga yor ndax bénéfice la loolu moom su leeral sa bopp su boobaa nu jox la mais na jox aussi bàyyi la maanaam périodiquement dañuy ñëw suivi évaluation xool exactement yow fan nga toll sa wàllu liggéey def benn compte d'exploitation prévisionnel pour jéem a xool recettes yi ak dépenses yi fan la toll su fekkee recettes yi baax na ëpp dépense ñu ne alhamdulilah ñu projet bi nar na baax su fekkee ni léegi dépense yaa ngi bëgg dépasser recettes yi su boobaa ñu ne bon na xaar nu sonné la sonnette d'alarme su boobaa kat nun la nu xool redresser ba ñu xaar disons affaire bi yàqu donc projet yaa ngi noonu ñeenteel bi moo di bourse de formation ñi nga xam ne dañoo am ay baccalauréat mbaa ñu def ay enseignement supérieur toog ba diggu jamono ou bien sax ñu dem dans les écoles de formation bëgg def formation pendant 2 ans 3 ans ñooñu aussi dañ leen di fayal pendant 2 ans 3 ans ci xaalisu azaka bi ci xaalisu zakat bi dafa am montant boo xam ni bourse de formation kese la tudd ñooñu si dañ leen di fayal pendant 2 ans 3 ans mais ñun duñ jox kenn xaalis dañuy dem ci école de formation bi daal di koy fay ne yow demal nga jàngi pendant 2 ans 3 ans chaque mois dañ fay. ok waaw loolu am solo su fekkee ni nag li am ci diplôme dem liggéeyi alhamdulilah rabbil alamin soo mënee xaar ni soo mënee xalaat ni yow war nga joxe zakat xam nga juróomeel bi moo di allocation médicale mooy ñi nga xam ni dañu doon liggéey ba saa feebar dab leen ñooñu su fekkee ni ñëw nañu gaar nu seen feebar en ce moment là daan si def lu nu mën foofu nag ñaari taxawaay nañ fi am taxawaay bu njëkk bi moo di ñi nga xam ni gis nañu devis bi nga xam ni moom la médecin traitant bi def mën ko jël en charge kooku doon koy jël en charge directement su boobaa mu daal di dem faju ji am na ñoo xam ni ala kulli xaal yaakaar na ci ñoom wér dañuy yaakaar si ñoom plutôt loo xam ne dana woyofal métit bi lu mel ne ay diabète yi yeeg drépanocytaire rek yu mel noonu ñooñu ni ñu gën a soxla ñu gën a soxla mooy ay médicaments yoo xam ne moo leen di soulager ñooñu dana am montant boo xam ne moom lañ leen di jagleel jox leen ko ñu dimbali ko si waat di médicament ak juróom-benn bi nag moom mooy daara yi xam nga daara yi dak 30% daara yëpp ay cas sociaux te sëñ daara mën leen dàq comité de gestion mën leen dàq donc ñun fi ñuy intervenir mooy na daara ji sax maanaam dimbali sëñ daara bi si location bi ou bien dimbali sëñ daara bi si paye des enseignants nga xam ne daara bi danaa si ñëwaat si vraiment juróom-benn yi nga indi yëpp yeeyoo nañ ko donte bu njëkk bi ànduma ci ndax daaw gars yi daawa fi ne nii ay 4x4 yu rafet la ñuy dawal gars yi daawa mën naa laal ci tuddal ñu bëree bëri monsieur Mbacké Al Hikma association Al Hikma bi collecté zakat alors que yéen nan ngeen di def ba dem ci nit ki jël azaka ji foofu indi ko te soo leen ko indee tamit joxin wi njaay tudd na ñoom dañ koy joxe mais yéen nan ngeen di jaaralee ba xam nit ngeen koy jox ba gën koo xam ñiy joxe xaalis bi ñooñu bénéficiaire yi ñu ko waaw kay jërëjëf sëñ Mor xam naa ma appuyer sëñ Ndiaye rek ci comme wax doaat yi wax dëgg yàlla asaka war nañ ko lekk kon acca innama sadaqaatu lil fuqaraa kon fi sabilillah kon nañ ñu jox na ca biir aaya ba fi sabilillah te ñoom yàggee jox ko yàggee jàkk yi jël de war nañoo lekk ñoom it ak jàkk yi noddukat yi imaam yi doaat yi
ak mboolem ñi nga xam ne rek l'islam la ñuy liggéeyal foog l'islam féeti leen fenn ndax bu leen l'islam féetiwut fenn rek ñu tumuraanke te mu tumuraankee daawa bi dootu ko da jàll te ñoon al ulama warasatul anbiya te am nabi yi daa am nuñ ko musal bokk na ci lu ko nit ñuy xeebee kon nag nañ leen jox rek nañ leen ci waaw nañ jox sëñ Mor ñoom waaw xikma comme ni ma la ko waxee association bi ñi ngi ko sos 2008 2009 la ñu am reconnaissance 2009 lañ ko reconnaître ñu tàmbali activité officiellement di actif ci domaine yu bëree bëri waaye comme tey zakat la ñuy wax rek nit ñi dajalee zakat ak nañ koy distribuer dajalee zakat bi moom daanaka wuti wuñ ci ndax dafa am donateur yoo xam ne ñoom dañuy ñëw directement ñëwal seen bopp heure bi jotee dañuy ñëw directement ñëwal seen bopp joxe seen zakat ñenn ñi comme ni ko sëñ bi waxee même cas yi ñoo bokk kaa ci côté boobu bu ñuy ñëw dañuy leen di jox reçu bu wane ne seen xaalis ñëw na waaye ñee ci des nanguwuñ sax ko xam seen tur dañ ko verser directement ci compte bi wala jox ko benn individu boo xam ne dañ naan ko ku bokk ci association bi waaye dañ naan ko sama tur moom nañ ko làq war na noo xam ne nag alxuraan dafa wax ne sirran wa alaaniyatan xam nga ñoom toujours dañ leen ñun sax toujours dañuy liggéey ci côté boobu toujours dañ leen di wax na ngeen fàttali ko alxuraan da wax ne in tubdu sadaqaat fa ni'ma hiya waaw in tuxfuuhaa wa tu'tuuhaa al-fuqaraa baax na waaye nag in tubdu sadaqaat it buñ ko feeñalee du wàññiw dara ndax am na yeneen xarat am na yeneen objectif ci ginnaaw feeñal gi du feeñal ngir mu feeñ waaye teewul nangul nañ leen ko ñoom ñëpp comme rek azaka war na leen te l'islam bi mu koy digle sartu ci ki ko joxe ñu xam ko kon ñun du leen ko sartal léegi comme ñooñu ñi ngeen koy jox nag noo leen di xam waaw léegi bu ñëwee noonu nag buñ ko dajalee noonu ba mu daje comme ni ma la ko wax association Hikma dafa am ay branches yu bëri dañoo taqale compte yi compte zakat bi moom dafa am benn bis boo xam ne ci at mi moom la ñuy dajale mboolem bu jubsee dañ koy yëgle mboolem koo xam ne yëg nga ci sa bopp ak yooyu azaka am na benn comité boo xam ne dañ koy samp nga xam ne genre comité ad hoc lay doon boo xam ne pour session rôle rek lay doon donte am nañ commission sociale boo xam ne day actif tous les moments day actif mais nag dañuy am benn commission boo xam ne bu bis boobu dajee jubsee dañ koy former ci biir mbooloo mi commission bi lan mooy seen liggéey mooy ñu dem ci 16 bi nga xam ne moom la Hikma am mu nekk ci Parcelles Assainies unité 14 ñu toog fa képp koo xam ne am andi nga sa dossier da ngay wax li tax ngay yoo asaka koo xam ne da nga am problème wér-gu-yaram dañ lay laaj dossier médical yi nga xam ne moom nañ la médecin traitant bi jox koo xam ne nit ku amul rek nga xam ne moom dangaa soxla ku la dimbale rek ngir sa dund nga ñëw wax ko waneelu ko appuyé su boobaa toujours am nañ ci quartier yi nit ñoo xam ne dañ jokkoo ak ñoom pour xam dëgg-dëgg nit ki ñëw kan la am na ñoo xam ne sax xam nga leen nag moom nit ki da doon liggéey perte liggéeyam am na métier man na métier waaye amul lum liggéeyee moom it dañ koy laaj mu indi luy appuyé ne moom moomu soxla nañu dimbale ko ci liggéey bi su yooyu dajee yëpp ba àggal demande yi dajee ñu trier ko buñ koy trier lu ñu jublu ci trier gi mooy pour ñu xam priorité yi parce que comme toujours li ñuy wax mablax bi nga yor wala somme bi nga yor toujours somme mablax mu xaddad lay doon somme bu limité lay doon te ñi ko soxla dañuy bëri su war dañuy xool priorité yi ki gën a soxla toujours dañuy xool ki nga xam ne dossier médical la yor kooku xam nga nañ ne wér-gu-yaram moo nekk annoncé am nañ ci ay pexe yuñ ci baaxoo def yoo xam ne su waa ji indee dossier médical am na hôpital yoo xam ne am na ñoom ay partenariat lu mel ne roobu ne am na ñu moom partenariat boo xam ne suñu amee malade dañuy ñëw proposé ko ne ko malade bi nangam moo ko dal lan nga ci mën a jàppee yow hôpital bi bu ko defee administration hôpital bi ne nangam ñun mën lañu ko def réduction malade bii daal mën nañ koo jël en charge ñun ba 62% wala 60% su ko defee Hikma xool li ci des lu mu ci mën a gàddu mu gàddu ko ci léeg-léeg sax mu gàddu lépp lu ci ëpp ci xaalisu asakaat bi am na koo xam ne ab xale la woon bu ngi liggéeyam yàqu wala xale bu am métier ba mën a liggéey te amul lu mu liggéeyee te ay parents moom lañ yaakaar xale bu jàng tailleur rek war a ñëw wala ñëw am nañ ci ay cas yu bëri tailleur surtout am na ci ñoo xam ne dañ leen di jëndal machine bi jox leen ko ci fond zakat bi dañ leen koy jëndal mais nag toujours dañuy xool ba xam yow nga askan déet parce que duñ fekk tailleur boo xam ne ma nga yor ay machine bi dul jeex moom daal machine buy def broderie la soxla ñu leen di ko jëndal machine déedéet parce que dinaa ñëwaat pour bañ a guddal bi ci des it ñu daaneel ci mooy éducation wala éducation moom day Hikma da koo def yëfam moom nga xam ne du ci zakat bi rek la ko tënk waaye mboolem fonds yi mu yor moom da ciy tibb di dugal ci éducation ak santé moom jërëjëf
kon daal li ma déggee mooy ñaari kuréel yi nga xam ñooy yëngu ci wàllu dajaleem azaka ci nekk ci biir réew mi muy fonds sénégalais pour la zakat ak association Al Hikma bi nekk fii kenn ku ci nekk ñoom ñoo bokk ay objectif ci ni ñuy dajalee azaka ak ni ñu koy jëlee Moussa ndax mas ngeen ci jàppale nit ba kooku yëg ni moom tey ji soxlaatul azaka. waaw xam nga moo tax bi nga xamee ne ñëw noonu sànq ma la ay vidéo yoo xam ni ay témoignages lay doon. kon xaaral ma ànd ak régie ñu wan ma benn témoignage. Niass bu fekkente ni benn témoignage bi pare na ci loolu pour xool koo xamante ne si jël na azaka liggéey ci ba am ci ba léegi nga jàll leen ñu ko. cere ji dañ ko laalo ba pare mu ngi nii caakri bi tamit moo nekk nii fi mu nekk nii bu la neexee nga kaas ak ndox mu tàng tey soo bëggul tey tamit nga sàkk def ci sa bool baxal sa ndox bu mu bax nga sotti ci rek upp boo ko bàyyee pendant 5 minutes mu daal di sekki nooy nepp yaa xam loo koy boolee ñu kontaan ci lool nag di ci gërëm it sama mbokk mi nga xam ni soxorewu ma dara moo tax lu may def rek lu ñu ma woo rek foog ma boole ka ca ndax lu ma mën tey rek moom la waaw sachet yi nag maay solal sama bopp maay tappalit sama bopp maay tappal sama bopp xale yu góor yi di ma jàppale ndax léegi damay commencé jël âge waaye nag mënumaa toog te defuma dara kooku laa mënul moo tax bi ma ñii woowee dama kontaan jurde boobu macha allah kii tamit cere mboq la mi ngi nii moom sa jotuma ko sachet dama ko zone sachet mu des faf sama doom ji entré xam nga liggéey bi day xaw a taxaw tuuti mais maa ngi ci góorgóorlu taxul ma toog daal yépp nag laa ci boole bi ma financé ma daal di ciy dugal micro jardin sérigraphie ñëw après dinaa la woon am naa fi motifu drap boole ci yeneen ay sor yu may ñaw jour boo xam ne mooñu ma defuma dara maa ngi yor sama morceau di ñaw léeg-léeg nga gis ku ñëw bëgg jënd sor yi ñuy ñaw robb yi nga daal di koy jaay loolu tam avantage la waaw di ci sant nag bu baax a baax a baax waaw di ci kontaan it ndax man mënuma leen fay wax dëgg yàlla ndax kaay ma jox la nga liggéey dara dàq ko ci àdduna ku ko defal jaboot rek deseeloo ko dara waaw te léegi xale yi ñu ngi comprendre sama doom jooju ngeen fi fekkoon noonu su may mooñ maa ngi moom ñooy mooñ su ma mooñee weer ba mu wow xale yu góor yi ñooy sachet ñoom ñëpp laa bëgg ñu xam circuit bi ndax nee naa leen man usine laa bëgg ah usine laa bëgg bu ko defee bu kii demee woli sebet bi ñuy jàpp su ma ñëwee mooñ bu jigéen ki jàppale ma suñu tayee ba pare góor ñi ñooy toj. jërëjëf Niass Ndiaye kon nga commentaire. waaw li ma mën def commentaire foofu moo di kooku soxna Seynabou Ndiaye la. dëkk Parcelles Assainies unité 19. moom en fait transformation fruits et légumes lay def. ak njabootam ak yeneen activité donc bi ñu ko financé effectivement bon liggéey na si liggéey bu am solo ba nga xam ni ñu bare actuellement ay clientèle lañu te aussi mi ngi si gis boppam daal parce que loolu mooy jubluwaay bi mais li ma bëggoon surtout mooy mu indi vidéo Yeumbeul Nord ak vidéo ñi nga xam ni dañ leen financé te nga xam ni dañuy yëngatu dans le multimédia ak dans le service yooyu yaakaar naa yu am solo la yoo xam ni il faut rek ni gis ko kon xam naa Niass après di nga ñu won bu Yeumbeul Nord bi ak ñi yëgal ci multimédia ñu jën ko xool Bachir ndax yéen am ngeen activité yoo xamante ni di financé ngeen nit ba mu ci alalu azaka bi ba tey jii moom sax mu war a mën a génnee azaka. waaw kay jërëjëf sëñ Mor. loolu moom bëri nañ ci ay cas loolu sax parce que financement côté boobu moom. chaque année dafa mel ne sax dañ ko def quota. dafa mel ne dañoo am quota boo xam ne moom toujours rek
ñaar ñii moom dañuy dugg toujours mooy xale yi nga xam ne dañoo jàng ba duñ ko tuddee noppi parce que am na ñoo xam sax même avant bac seen jàng day kale dañuy am jafe-jafe ñenn ñi dañuy dem ba yàgg ñu perte seen i soutien de famille ki leen féete woon gannaaw jóge fi ñenn ñi dañoo dem ba yàgg feebar dab leen boo xam ne mën naa yàq seen liggéey ñi ci des dañoo jàng ba am métier mu wér waaye amuñu moyen yuñ liggéey am nañ ci ay cas yoo xam ne yuñ mën a tudd la am nañ 2012 mooy suñ première intervention ci côté boobu benn xale bu jigéen boo xam ne dafa feebaroon dafa doon jàng vraiment doonoon jàmbaar loolu ci njàng mi waaye mu dem ba yàgg feebar dab ko boo xam ne dafa am opération bu mu waroon def boo xam ne su ko deful waxuma njàngam day yàqu rek yam ci mais su amul sens day continuer doon ku ñuy dimbali ci àdduna bi mu ñëwee ci Hikma waxtaan ceeg ñoom ñu génnee déboursé somme bi mu soxla moom ca jamono yooyee nga xam ne intervention bi biñ ko waroon defal opération bi somme bu takku la woon waaye Hikma gisoon ne attanul somme bi yëpp waaye comme ni ma la wax ci commencement bi am na ay partenaire yu di waxtaan ak ñoom ma jël en charge benn jël ci en charge lu am solo hôpital Roi bu ne ñu ngi leen sant bu baax ñoom après Hikma yanu li ci des kooku noonu bi mu defee opération bi dafa continuer jàngam Hikma jàppale na ko ci début bi pour mu insérer waat système bi waaye yàggul dara rek mu yëg ne moom mën na am indépendance boppam ba alhamdulilah léegi mi ngi jàng na ba noppi ba mi ngi yor liggéeyam di liggéey ci wàllu comptabilité lay liggéey am nañ ci même cas boo xam ne xale boo xam ne moom dafa jàng ba am licence dafa jàng ba am bac mais bëgg a continuer jàngam fii ci biir réew mi bu xawoon na jafe ci moom ñu dem bourser ko ak IAM jamono yooyu IAM ñu am ay partenariat ak moom mu jël ko mu jàng fa ba génn ba actuellement may wax ak yow mi ngi Ziguinchor comptable la foofu ci benn société bu mag buy liggéey ci wàllu bojju weexal ceeb moom mi ngi foofu noonu di liggéey ak xale yoo xam ne ñoom saaru association la boo xam ne ay handicap ñoo ci nekk ñoom dañ leen a formé woon bañ mën a ñaw tailleur duñ ay tailleur di def seen carrière seen yëfi bopp waaye nag amoon problème mu financement année boobu ñoom it génneel nañ leen somme bu am solo dimbale leen ko jënd leen ay matériel leen suivre ba fi mu ne ni ñuy wax ak yow chaque année ñoom ci invité donneurs yi la ñuy doon ci bu ñuy organiser journée bi nga xam ne mooy journée jërëjëf dañ koy boole di ñëw di indi seen alal di ci participer léegi te handicap la yoo xam ne jàppoon nañ ne ñoom pour leeral rek année 2012 boobu ma lay wax ay bourse de formation rek Hikma joxe na ci lu ma 9 millions ci ay entre xaalis Hikma ci boppam zakat bi ak ay partenariats yoo xam ne dañ leen di jàppale ba alhamdulilah boobaak léegi am nañ gone yoo xam ne danaa ñëw Niass damay bëgg nga ubbil ma téléphone bi su ko defee am na du ñàkkul na ay mbokk yoo xam ne bëgg nañoo laaj ci ñaari association yi fi nekk fu ñu fa bëgg a yóbbu wala ñu bëgg a laaj tamit ci azaka ñu koy génnee nga jokkalu maag téléphone bi ci écran bi mbokk yi dugg ci ñun ànd ak ñun liggéey bi sëñ Moussa est-ce que sénégalais yi ñu ngi génnee azaka ginnaaw bi mu xoolee nii par rapport ak li fi nekk ci borom yi xaalis ak li ngeen di jot yàlla mën nañu seede ni daal année bu nekk dafay gën a yokk alhamdulilah mi ngi gën a yokk waaw dafay gën a yokk année bu nekk bon nag loolu mooy lay wan ni travail de communication bi lu si am solo la moo tax damay ñaax suñu mbokk imam yi ñuy si mimbar yi ñu si wax bu baax a baax mais aussi au niveau de la télévision nationale média aussi média télévision nationale yi télévision nationale ak télévision privée yi comme yu mel nii je pense que ay jumtuwaay yu am solo la yoo xam ne tey jii dañu relayer information zakat bi ba nit ñi mën ko comprendre bu baax di ko génne je pense que loolu lu am solo la évidemment il faut dire que également zakat kese yaakaar naa ni benn branche la boo xam ne xëy na mën na régler problème mais daal avenir disons avenir bi nga xam ne daal moom moo am si wàllu ndimbal man dama jàpp ne awqaaf la c'est vrai tey day mbiru zakat rek mais yooyu am na ci ay thèmes yuñ ci war a def ci wax fa donc kon Niass bu ñu mënee génneel téléphone bi ñu ànd ci di nuyu sëñ Abdourahmane Ndaw xam naa ñàkku ne mi ngi ànd ak ñun ci émission bi moom itam di yore daara fële ca Kër Massar c'est Bass bon Hikma ak fonds sénégalais pour la zakat tey jii bu ñuy am na ci ay borom xam nga yàlla subhanahu wa taala bi ñuy digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko xuus mais est-ce que di ngeen gis benn borom alal rek ngeen dem waxtaan ak moom wax toog dugg fëgg sa buntu ñun ñooy association Al Hikma wala ñun ñooy fonds sénégalais pour la zakat dañu la doon wax ci wàllu azaka ak nangam
ak bu fekkente ni yor nga azaka joo xamante ne si mën nga ñu koo jox wala loo mën a xaaj jëmee ko fii te ci fii lañ koy dugal ndax loolu di ngeen koy def waaw ñes bu ñu fàtteel téléphone bi jërëjëf sëñ dugalal Mor fàtti naa bi may lim daara yi daara yi waaw surtout moom daara yi moom c'est que année ñoom it dañuy jël lu mu gàtt-gàtt dinañ jël lu mat 10 ci waaw waaw téléphone waaw waaye toujours rek ñoom ni ñu leen di jëlee comme mode de sélection bi ma la waxoon rek daara ji day ñëw proposé ne dafa bëgg ndimbal toujours ñun li ñuy favoriser mooy daara ji ne dama bëgg ndimbal ci barab sàngam toujours dañ koy am dama am mbaar mu bëgg a defal xale yi ñu jàng dama bëgg ñu dimbal ci ay basang dama bëgg ñu dimbal ci ay matelas wala dama am xale boo xam ne ay way juróom mënuñ koo jël en charge su ma bëgg ngeen dimbal ma ci loolu toujours dañ ci intervenir surtout ci zone ñi nag zone yi ñu ëpp ñuy liggéey moom mooy ci zone yi nga xam ne dañoo nekk ci li ñuy wax zone périphérique yi surtout banlieue bi ak boo génnee Dakar ci boppam ci wér comme loolu nga wax ne ndax danañ jekki-jekki dem ci nit rek waxtaan ak moom ci asaka loolu dañ koy def lu bëree bëri communication loolu ci communication bi lay dugg ndax bi ñuy tàmbali Hikma rek fi ñu commencé woon mooy fexe ba dem ci ñi nga xam ne jàpp nañu loolu war leen a ñor muy ñinti diine yi nit kilifa diine yi imaam yi ñu def tour ci këri diine yi nekk Sénégal yi waxtaan ci ak ñoom waxtaan ñoom ci idée bi di tànn ci ñoom seen nit ñi nga xam ne benn ci ñoom kilifa diine yi wala nit ñi leen toppoon ñoo xam ne xam nañ ni ñii ay exemple lañ ci développement ci réew mi waaye exemple lañ woon ci waqf wala ci azaka ñu leen di tuddee ay bis leen ko darajaale pour fàttali nit ñi ñooy ñan waaye pour gën a motiver nit ñi pour ñu xam ne sooy def lu baax su ëllëgee da nga fiy jógee lu yàgg ñu lay tudd ci lu baax loolu moo tax dañ koy def lu bëree bëri waaye nag communication bi ñun fi ñu gën a accès toujours mooy du dem ci nit ki pour mu jox ñu asaka ji wala mu xaaj ko jox ñu mais dem ci nit ki pour yee ko ne ko mode bi ñuy liggéeyee jàpp nañu moom mode bi gën ci joxe asaka mooy au lieu nga yor sa 100 000 francs wala sa 200 000 wala sa 300 000 teg ko sa bitik di ko joxe noonu souvent dañuy gis ne sax ñiy def noonu toujours dañ koy jox ba jox ko yeewut effectivement koo xam seen digganteeg moom asaka waru cee dox boo xam ne yow ndimbal moo war a dox sa digganteeg moom sa rak joo sa yaay wala sa baay joo xam ne néew na doole nga xam ne l'islam li digal mooy da nga ko war a yor ak dundam yow la war ñooñu seen asaka wala sa soxna wala sa goro nga xam ne ci sélection lay doon boo xam ne daal da nga koo teg ci ay lien parental moo tax nga koy joxe waaye du caagee ni ko l'islam tegale am ñoo xam ne dañ ciy àgg ba ci romb ku ay fii ñu jël ko yónnee ko ci beneen barab te nañ bàyyi xel ne asaka day bañ loolu asaka day bañ jéggi day bañ toxu fii ak ñu ko soxlaa ngi fi buñ demee ci yooyu lañ leen yee leen ci au lieu ngeen koy joxee noonu nga xam ne impact bi mu war a am socialement du ko am fexe leen ba léegi ngeen approché wu ci mbooloo yi nga xam ne dañ koy dajale ba mu bëri nga xam ne dañuy dajale sa ñaar téeméer yow ak million diw ak 10 millions yi diw ba mu doon lu bëri ñu joxee ko noo xam ne day am impact social boo xam ne bu ëllëgee dañ koy jox nit ñoo xam ne dañuy joxe waaye dootuñu laaj toujours communication bi la ñuy gën a mën donte ba ñu nit ki ñëw jox ñu ko parce que bu ñu ko joxee ak mu jox ko keneen mooy am l'essentiel mooy lu mën a xew bu ñëwee ci ñun du fa taxaw parce que dafay jaar di jàll bu demee ci keneen du fa taxaw normalement dafay jaar di jàll waaye li gën a am solo mooy communication bi ñuy jël toujours mooy rek asaka nañ ko gën a organiser comme ñun nekkuñ ci état islamique boo xam ne moom day organiser asaka comme na ko état islamique daan defee nga xam ne ñu wut wasir boo xam ne awqaaf lay liggéeyee nga xam ne yooyu yëpp daf fa ciy boole ñun amuñ loolu kon li des nag mooy ñun borom xam-xam yi nekk ci réew mi fardu kifaaya la ci ñun daaj la asaka fardu kifaaya la du fardu ayn mais fardu kifaaya la toujours war naa am ñu jug di ko taxawee léegi nag moo tax ñu jàpp ne ñun war nañ ci wuutu nit ñi ak keneen ku jug ngir def li ñuy def wuutu nit ñi borom xam-xam yi ci loolu mooy dañuy approché wu ci nit ñi di leen ko laaj buñ ko joxee ñu jël waaye buñ demee daal li ñuy njëkkee mooy communication mooy wan leen nañ koy génne ci façon boo xam ne impact social bi dina gën a bëri ñun foofu Niass nga ubbil ñu téléphone bi Niass ñun foofu ñaari taxawaay nañ fi am taxawaay bu njëkk bi moo di ñun xam nañu ay nit ñoo xam ni war nañu joxe zakat am nañu kàttan pour joxe zakat ñu dem seeti leen mais am na ñoo xam ne xamuñu leen xam nañ leen mais xamuñu leen directement donc dañu jaar par des relais ay personnes yoo xam ne dañ leen xam pour que ñu aménager nos rendez-vous ñu dem gis leen kooku lu wax dëgg yàlla bi ñu ko commencé gis nañ si ay résultats yoo xam ne dafa jéggi suñu disons suñu dayo donc loolu am solo la donc Sénégalais si boppam li mu gëm moo di délégation maanaam ñun suñu fay dem du kenn mooy dem mbaa ñaar ni mooy dem délégation nañu def dem seetale exposé la
zakat bi nan la demee wax la zakat bi nan lañ ko organiser ba nga xam dina la convaincre nga xam ne su fekkee dañuy def léegi journée de distribution de zakat invité la nga xool exactement devise comme ni nga ñëwee woon xool exactement li nga xam doy na la ba tey ji nga mën a invité noonu ñu def suñu donateur gi effectivement Bachir yow yaakaar nga ni Sénégal dina dem ba le Omar ibn Abdoul Aziz defoon organiser azaka ba jullit dina génnee azaka du am ku mu ko jox waaw xam naa du yomb ndax contexte yi ñoo dul bokk parce que bu fekkoon te maa ngi fàttali mbokk yi nii mën nañ ñu woo ci écran yi feeñ ci télé bi ci lépp loo xam ne bëgg nañ koo xam ci wàllu azaka wala ñu bëgg koo xam ci ñaari association yi fi dajale des fonds sénégalais pour la zakat ak association Al Hikma di yëngu ci wàllu collecte azaka te di ko def nag ci anam yoo xamante ne si moom la ko yàlla santaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko te moom mooy topp nit dimbali ko ba bu ëllëgee moom mu mën a dimbali waa tamit kenn dutu ko dimbali. ok du yomb comme ni ma koy waxee noonu contexte yi ñooy wute contexte bi Omar ibn Abdul Aziz doon dund. moo xaw wute contexte bi ñuy dund. bi ci des mooy Omar ibn Abdul Aziz dawla islamiya la yoroon. dawla islamiya dafa am yoo xam da ko teg ci nodd di nit ñi te buñ ko bañee mu jël yar duma leen. te fii dañoo teg impôt. te fii daa am leneen loo xam ne. moom la dawla bi teg moom la état bi teg pour ku ko bañ mu jël yar duma la. nga xam ne kon nit ki bu dee jamono yooyee nit ki bu joxee azaka loolu mooy galagam leneen waru ko lu dul amal xayr rek lu mu mën ci alal def ko waaye nag loolu n'empêche mu mën nañoo def ay pexe parce que jàpp naa ne lii ay jullit ci Sénégal li ay nit ñu yàlla dénk alal ci Sénégal ñuy denc waxuma la at di ko fekk waaye at di ko fekkaat suñ doon génnee azaka normal jàpp naa ne mën nañoo dem ba du ma ne nit ku ñàkk dootu am ci Sénégal parce que loolu yàlla moo ko sóora moo ñu ko nattoo mën naa nekk waaye dana wàññiku ma njëg ne wàññiku na te it nañ borom alal yi bàyyi xel ne joxe azaka mi dafa impact yoo xam ne ci société bi bu ñu ko xamoon dañ ko gën a favoriser parce que heure bu nit way ñàkk yi wàññi ko rek sécurité am bi ñu des mooy heure bu nit ki yégée ne lii nga yor sa alal yaa ngi ko ci génnee cër bi ko ci yàlla jox di ko jox iñaan ak yooyu nga xam daa baaxoo nekk ci xol bakkanu doomu aadama day génn ndànk-ndànk te loolu moo koy génne kon jàpp naa ne loolu ndax tax na ñu war cee def effort lii ñuy def nii nga xam ne am nañ léegi nit ñu daa tàmbali jël conscience ci ne war nañ ko organiser rek jéego la effectivement parce que bu yàggul dara amu fi woon nit ñi ñu daan joxe asaka seen coobara di ko joxe ni mu leen soobee donte loolu kenn du leen ko bañal ndax ñi ngi doon góorgóor lu mu gàtt nga itihaad seen diine li mu leen defal li mu leen digal ñu koy def waaye nag bi organisation tàmbalee am ay nit ñu diiñ di boroomi xam-xam di boroomi métier yoo xam ne seen métier mën leen dundal ci lu wér seen métier yi ñu yor mën leen dundal ñu jug taxaw ne léegi li ñu bëgg mooy wuutu nit ñi ci di leen dajale seen i asaka di seet fi ko ñi ko yàlloo ñu leen koy jox ba noppi leen rendre compte boole ci parce que bu njëkk da nga joxe asaka rek waa ji bu ko neexee jël asaka yoo xam ne sax bu ko dajalee ba àggal moom asaka daal di ko wert chance ngir bëri gu muy bëri après doo am benn rendement léegi nag comme ni ko sëñ bi waxee même xikma bu ñuy joxe asaka dañuy woo mboolem donateurs yi ñi nga xam ne seen tur figure na ci liste bi ñu ñëw assister ko wala ñu yebal ay délégation ñu assister ko ñu joxee ko ci façon boo xam ne day am transparence suñ noppee day am traçabilité dañ ko bàyyi xel traçabilité nga xam ne ku bëgg a ñëw pour vérifier toujours xikma pare na pour recevoir la pour nga comme ni nga xam ne Cour des comptes day dem di vérifier structure yi nga xam ne état la topp xikma may na képp koo xam ne da nga koy jox alal wala joxoo ko sax waaye bëgg ngaa xam ni muy liggéeyee nga ñëw seet si ko ci 16 bi ci parcelle unité 14 mu leeral ni muy liggéeyee wala ay documents yu concret yoo xam ne da nga ci mën a sukkandiku ba boo bëggee joxe mën a joxe wala sax boo amee koo tegtal xikma ne ko demal xikma nay joxe askan waaw c'est ça nu côté boobu dafa am benn jéego bu am solo bu ñu def foofu moo di comme xam na ni nit ñi ñëpp mënoonu am temps pour ñëw fekk ni si Pikine fale si fee si fond bi ñu lañu def dana am site internet senegalzakat.sn senegalzakat.sn lépp loo bëgg xam si fonds sénégalais pour la zakat mi ngi si bañ nañu ba xam ni sax les états financiers du fonds actuellement dañ koy posté site bi nga xam ni yow tey jii su fekkee ni joxe nga sa zakat di nga xam xaalis boobu nan nañ ko def ndax commissaire au compte yi ak ñi nga xam ñooy comptable yi def nañu état financier yëpp commissaire au compte yi vérifier ko valider ko su boobaa ñu posté
ñu posté ko site bi. nga xam ne yow mi joxe boo dee 2 millions nga joxe boo demee di nga ko gis. soo demee di nga xam exactement xaalis nan la. mais est-ce que sociétés yi ñu ngi génnee azaka sociétés yu mag yi entreprises yi ak. kooku nag xam nga dafa xaw compliqué tuuti parce que il faut nga am agrément. nun defoon nañ demande d'agrément passé ko ministère de l'économie et des finances passé benn direction générale des impôts et domaines. waaye bu ma lay wax ba tey jii daal daanaka. agrément pour lan. agrément pour que société yi mën na jox zakat. parce que voilà kooku il faut mu laaj agrément. te agrément boobu ministère de l'économie et des finances ñoo koy joxe. ñoom duñ ko joxe. voilà non en fait yaakaaruma ko. non je pense que ils sont assez sensibles. am na si sensibilité ba nga xam ni parce que suñu permettre déjà ñu mën a def suñu demande déposer ko. peut-être dafa amul réponse. est-ce que du wàññi dara ci société bi ci wàllu impôt taxe yi muy jox état bi. waaw mais xam nga aussi société yi il faut ñu am yëg-yëg ni zakat bi war na leen. effectivement. donc loolu am na société yu bari xam ne yëg nañ ko. est-ce que xam nañ ko. société yi parce que am na société parce que des fois société bi day jàpp borom société bi mooy jàpp ni moom moo war a génnee azaka mais pas société bi. am na benn société boo xam ni en fait pour ne pas la nommer am na benn société boo xam ne temps yi passé woo nañu ni effectivement man bi nga xamee ne dem naa si internet xool wàllu zakat bi ndeke man dama war génne zakat. après mu defal un chèque jox nu un chèque 2 millions ni na voilà kii mooy sama zakat mu daal di joxe zakatam te kooku yaakaar naa ni année bu nekk dana joxe waat zakatam incha allahu taala. moom dafa xalaat génne ko wala yéen a ko wax ni ñu koy génnee parce que des fois tam nit ñi duñ xam ni ñuy génnee. non. mën na am xaalis mais duñu xam. non ñaata lañ koy génne. zakatu société wóote na ak zakat individuelle. parce que kooku dafay faire intervenir stock yi. donc kooku moo xaw gën a compliqué tuuti. mais am na ay logiciels yoo xam ni. spécialement dédiés pour la zakat des entreprises. ok parce que comme ni ko sëñ kii waxee day compliqué tuuti état di la jox agrément pour nga mën a dugg ci yenn domaines yi. moo tax ñun ñëpp même obstacle dañu am. mais nag loolu terewul da ngay continuer di jéem. am na ci ñoo xam ne da ngay jéem xaaral ma jël mbokk mi allo salaamaaleykum. allo waaw salaamaaleykum. allo. waaw kooku rëcc na. terewul dañuy continuer di jéem comme ni nga ko wax léeg-léeg ñu intervenir ci ñu dem approché wu ci directeur société ci boppam wax ak moom. au lieu ñu parce que Sénégal comme ni nga ko xamee am na loo xam ne loi moo ko organisé mais nit ñi ñoo koy doxalee seen biir selon seen religion. am na société yi dafa am lu leen war impôt na ko nit ñi bàyyi xel bokkut ak zakat. bokkuñu di joxe impôt warul tere nit ki mu joxe zakat. parce que impôt destination bi bokkut ak zakat destination bi. impôt état moo koy organiser di ko laaj nit ñi pour di liggéey réewam. zakat nag dafa am ñu l'islam tudd ne ñii ñoo ko moom. léeg-léeg ñooñu bénéficié wu ci li impôt di jël léeg-léeg ñu bañ a bénéficié wu. ba ci yow mi koy joxe léeg-léeg nga bénéficié wu ci impôt bi te l'islam mooy la loolu. léeg-léeg ku wërta lekk sa askan bénéficié wu ci. moo tax nañ bàyyi xel ne bokkuñu ñoom ñaar. am na ay société du ma ne am na ay sociétés yu ñu joxe asaka mais am na ay directeurs ñoo xam ne dañuy juste jiit société ñoom. seen alal yi bopp ci génnee asaka dañu ko jox. seen alal ji seen alal ñoom seen parce que foofu non non c'est pas capital société bi. capital société bi ak alal ji waa ji am dencal ko ci boppam nga xam moom lay. c'est pas capital société bi. mais waa ji ci boppam alal yi boppam. daa mën a assuré ne am na ci ñoo xam ne ñu ngi ñu jox asaka mais société boo xam ne jëmmi société bi ci boppam mi ngi génnee asaka am na ñu ko jox ba fii ma toll nii amaguma ci amaguñ ci benn société boo xam ne alal mi ñu ko génne ñu ko jox am na ci ñoo xam ne ñi ngi am ak ñoom partenariat. ñu ngi jàppale en tant que société waaye seen alal seen zakat ñu ko génn duñu ko jox moom ba tey amaguñ ko donte ñu ngi ci def ay démarches fu ñu toll nag. di dajeeg directeur société di wax ak ñoom. mais souvent da ngay gis ne réponse bi rek wala réplique bi ngay am toujours mooy ne. directeur société bi mën naa jël engagement moom. di joxe zakatam ak keneen ku ko nangu ci société bi mais zakat parce que loolu nañ ko bàyyi xel mooy société yu bëri comprendre ñu sax war nañ joxe azak. effectivement loolu ab liggéey la boo xam ne. ñun ñu ngi ciy liggéey. ñu ngi ciy ndax nañ bàyyi xel ne entreprise boutique bu mag la. entreprise boutique bu mag la. boutique la bu mag. ni boutique di joxe azaka la ko war a joxe. man yaa ko ëpp doole mais bokku leen yaa ngi moom dimension. ci financière waaye yéen a yam. ci domaine d'activité. jërëjëf Sir waxtu bi jeex na tàkk monsieur Moussa ku bëgg a jokkoo ak waa fonds sénégalais pour la zakat ki ñuy seeraan bëgg a jokkoo ak yéen nu muy def. waaw dama bëgg avant ma ñëw foofu sëñ Mor
dama bëggoon rek pour une minute ñu wane projet bi nga xam ni fonds sénégalais am na ko moom la ma doon wax léegi nee na moo di en fait waqf bi nga xam ni actuellement yàlla wërsëgal nañu am benn terrain fee si Wakam aéroport c'est un terrain de 408 mètres carrés te am nañ fa un projet de waqf boo xam ni projet de 800 millions la waqf am naa ci émission spéciale boo xam te loolu am na solo loolu boo xam ne 2 semaines rek nit ñi xam na te actuellement war nañu xam ni waqf moom mooy dimbale zakat effectivement moom moo koy dimbale donc projet boobu dama si wax tuuti rek lu gàtt parce que projet boobu ñun dinañ def ay disons ay appel de fonds yi ni ñu koy defee moo di dañuy ñëw par exemple lu mel ne Radisson nu daal di fay commander benn dîner un dîner ouvert woo suñu invité suñu donateurs yi xam leen ni kat projet waqf mi ngi nii léegi projet boobu dañ ko séddale si ñetti branche bu njëkk bi moo di am na benn flèche boo xam ni moom lañ tuddee Platinum 700 000 francs la ku ko bëggee jënd ko am na benn flèche boo xam ni gold la tudd 350 000 la am na benn flèche boo xam ni silver la tudd 100 000 la donc yaay seet fan la sa doole toll rek su boobaa nga jënd flèche boobu su fekkee ni mën nga ko jënd tout de suite nga jënd ko su la neexee aussi nga koy xaaj ba mu mat ndax xam nga waqf li intérêt waqf moo di bâtiment bi li fekk mi ngi fi dënga àdduna yii bi daan la fa fekk sadaqa jaariya la waaw sadaqatu jaariya am na émission spéciale léegi wax ñu ci fonds zakat pour le fonds sénégalais pour la zakat ku leen bëgg a jokkoo ak yóbbu waaw ku bëgg a jokkoo foo leen nekk waaw ñun ñoo ngi nekk si ex-Roseraie buntu Pikine si site bi moo di école supérieure africaine d'études islamiques di remercier bu baax Cheikh Mohamad docteur Cheikh Mohamad Lo parce que wax dëgg yàlla nekk na nit koo xam ni li mu liggéey si fond bi kenn xamul mu toll moom ak commerçant yi nga xam ni ñoom ñoo nekk à la base de la création de ce fonds là mais nag il faut dire que daanaka moo na jox ay locaux depuis 2009 ba tey jii te pratiquement à rien du tout fa participation bu symbolique bu faible nañu koy jox loo xam ne du tekkiwul dara donc vraiment Cheikh Mohamad amul na payam yal na ko yàlla subhanahu wa taala vraiment seen téléphone lan la 33 suñu téléphone 33 851 23 45 23 45 am na aussi beneen numéro 78 124 34 34 am na beneen numéro également 70 734 99 19 ok kooku mooy kenn jërëjëf ba xam naa ni képp ku bëgg a yóbbu azaka ci yéen mën naa ko fa jokkal association Hikma Bachir waaw kay jërëjëf ñoom fu nekk waaw ñoom njëkk may wax fu nekk rek ma am passage bu ndaw rek boo xam ne dama ko def ci seen projet yoo xam ne dañ ko am tey di ci woo mboolem ñi nga xam ne yàlla mën nañ leen dara ñu jàpp ci ndax yëpp ci dafa dugg ci liggéeyu lislaam bi am nañu projet boo xam ne depuis 2014 la ba tey ñu ngi ciy dox mooy bëgg terrain boo xam ne dañ ko bëgg a def daara franco arabe lañ ko bëgg a def fii ci biir Dakar doon nañ ci wax ak ay autorité bañ diggoon ci sax waaye changement yi am ci liggéey bi mooy tax toujours muy jafe waaye ba tey ñi ngi koy bëgg te ñi ngi ci lancé appel képp koo xam ne mën na ci jàpp en même temps bëgg nañ benn daara boo xam ne daara polyvalent lañ ko bëgg a def nga xam ne dañuy jàngale alxuraan di jàngale diine waaye di jàngale métier di ko jàngal xale yi boobu it Touba lañ jëloon comme site boo xam ne bëgg nañ ko fa def bu ko defee mu jàpp ca daara yi nga xam ne ñoo fa nekk di liggéey ci yooyu suñuy kii la bi ciy des it mooy déjà ñu ngi koy def chaque année dañuy organiser ay ndogu di savoir lañ koy woowee ndogu yoo xam ne ay dañuy wër ci gox yi def nañ ko Kaolack def nañ ko Touba def nañ ko Dakar gi Kër Massar foo leen ne Bachir fu ñu nekk xam naa kon dañ ñëw rek ci parcelle unité 14 suñu téléphone 33 852 32 08 32 08 waaw téléphone portable am nañ 77 563 44 94 44 14 boo ñu ci jokkoo danañ ci mën a jokkoo ak ñun di sant bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ci Hikma di ci jiital sëñ Xaadim Lo bi nga xam ne moom moo nekk sëñ Xaadim Moustapha Lo bi nga xam ne moom moo nekk ca bopp ba te muy ko liggéey bi ñor parce que ñor bu ko liggéey bi ñor sax moo ngi pour sax mu engagé waat ci yenn domaines yoo xam ne am njàng la ci moom te jotam moyu ko waaye nag mu gis ne liggéey bi laaj na loolu di nuyu sëñ Cheikh Fatma bu sëñ Moustapha Bassirou moom it di ko ñaanal ci ñu remercier ñi nga xam ni muy sonnee ci liggéey bi jàpp si fond wax dëgg yàlla parce que fond bi existé ba tey jii ñii moo wàllu yàlla mënuñ leen ñàkk ba ñu tudd
mooy commerçant yi moo di docteur Cheikh Momar Amadou Lo mooy sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur c'est très important sénégalais diaspora yi gëm nañu fond bi te ñoo ngi ciy liggéey bu baax a baax ngi joxe asaka baax ñoo ngi jox zakat bu baax a baax remercier donateurs yi également remercier également suñu partenaires institutionnels yi partenaires institutionnels mooy lan moo di xam nga temps yi am nañu benn partenariat bu nu lié ak hôpital disons hôpital principal de Dakar nga xam ni su fekkee ne am na ay malades mën nañ leen envoyer malades yooyu fekk malades yooyu danañ am tarif préférentiel loolu am solo la am nañu aussi ak relation ak la haute autorité du waqf boo xam ne suñu jigéen madame Oulimata Diop moom moo ko dirigé ñooñu aussi ñoom ñuy jàppale bu baax si liggéey bi am na ñoo xam ne ay partenaires individuels lañu ñoo xam ne en dehors de la zakat ndax zakat c'est annuel mais en dehors de la zakat saa yu ñu leen sollicité ñooñu pare nañu pour dimbaleen loolu aussi lu am solo la ensuite remercier quand même tous les membres du fonds ak tous les membres yi nga xam ni ak tous les sympathisants yi nga xam ne ñooy jàpp si fonds bi remercier leen ñëpp aussi waa Lamp Fall jël na yàlla fi ngeen di fay groupe Lamp Fall communication vraiment ñoom mën nañu wax ne ñooy suñ premier partenaire parce que toujours biñ commencé léegi fu ñu toll ñu toll fa ak ñun di gërëm individu yi di gërëm comme dama ko fàtte tudd hôpital de Dantec parce que moom it ñi ngi ak moom partenariat boo xam ne ngi jàppalante ba lu toll ci ñaari at rek am nañ fi benn lal machine boo xam ne pour nit ñi nga xam ne dañuy paralyser la nga xam ne dañ koy mën a utiliser nga xam ne day mel ne nit ki cëram yëpp mi ngi dox nga xam ne Amérique lañ ñu ko joxe woon dañ ko joxe woon Hikma muy ab don boo xam ne Amérique lañ ko defoon Hikma benn nit koo xam ne dafa da ko jëndoon pour waajuram tem décédé mu may ko Hikma bi mu ñëwee gis ne hôpital bu toon la Dantec soxla lu mel noonu mu jox ko hôpital Dantec depuis boobaak léegi ñu jëflante ñoom it ñu sàkk ñoom jëflante bi gën a dëgër jërëjëf di sant mboolem individu yi nga xam ne duñ ñu leen tudd parce que jërëjëf Cheikh Bachirou Mbacké ñëwal fii association Al Hikma di yëngu ci wàllu dajaleem azaka ak di ko séddale ci anam yi nga xamante ne si moom moo dëppoog l'islam ñu nekk Parcelles Assainies unité 14 seen téléphone di 33 852 32 08 wala 77 563 44 94 jërëjëf tamit Oustaz Moussa Ndiaye moom it teewal fi waa Fonds sénégalais pour la zakat nekk fële ca Pikine seen téléphone di 33 851 23 45 wala 78 124 34 34 ñooñu nag dañuy liggéey ci wàllu dajaleem azaka ak joxe ko ci yoon wi nga xam ne moom la ko l'islam bëggee di leen xamal tamit ne télévision Lamp Fall ak rajo bi groupe communication bi lépp mbiru l'islam da leen ñor ponk bu l'islam am rek dañ cay taxaw ci anam nga nga xamante ne si moom la dëppoo dañu jagleel weer wi daanaka lépp di wax ci azaka moom la borom kër gi sàkko teg ko ci loxol desk religieux bi ci njiitalu Serigne Khadim Ndiaye Kayar ak Serigne Jili Abdou Khadir Samb ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ciy ànd di ci jàpp ñoom Serigne Abdourahmane Ndaw ak ñiy liggéey ci wàllu woowu yëpp Serigne Ibrahima Guèye mi nga xam ne moom mooy directeur programme bi ak ñi nga xam ne ñoo coordonné émission bi ba mat di sant tamit di tey gërëm Oustaz Abdallah Loum mi nga xam ne moom moo yombalal jokkale gi ak Oustaz Moussa Ndiaye di sant tamit Oustaz Bachirou Faye mi nga xam ne moom it aussi moom moo yombalal jokkale gi diggante man ak Serigne Bachirou Mbacké di nuyu bu baax mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon seetaan ak ñi bëgg na dugg ci téléphone bi te jàppandiwul ngir wàllu réseau ak yu demee noonu di sant ñëpp di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.